bisimila yéen ci xibaar yi ci Tawhid TV ñu dikk ak yéen ci li gën a fës bokk na ci li nga xamante ni moom mooy examen baccalauréat 2022 mu mel ni nag lépp yemb na tàmbali nañ ko ci jàmm lu tolloog nag ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari junni yu teg juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett candidat ñoom la ñu daal di am niki ren ji boo ci jëlee nag ci téeméer boo jël lu tolloog ci juróom fukk ak juróom yi ñoom ay jigéen lañu dañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ñu wax rek fële ca centre bu lycée Seydou Nourou Tall ak centre bu lycée Galandou Diouf mu mel ni nag examen bi jaar na ci yoon candidat yi nag ci seen gis-gis épreuve yi yomboon na lool ci seen i gët te sax am nañ ci yaakaar bu baax a baax waaye nag fële ca centre bu lycée Seydou Nourou Tall lu tolloog ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay candidat ñëwuñu def l'examen bi nañ ci dikkaat ñu wax ci tabaski 2022 fii nga xamante ne mooy ci Ouest Foire ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu mbalit gi daanaka def nañu seen kéemtulaay kàttan ba lépp daal di rafet wala sax ba mbalit mi daal di fi jóge ci liggéey boobee ñu ngi woo askan wi ñu def seen kéemtulaay kàttan daal di respecter li nga xamante ne moom mooy seen cadre de vie. ñoo ngi leen di dalal jàmm ci xibaar yi nañ leen ko waxe woon bokk na ci baccalauréat 2022 jàppale ni nag lépp ñu ngi ko doon door ni ki nag alxamis gi fële ca centre bu lycée Seydou Nourou Tall ak centre bu lycée Galandou Diouf mu mel ni nag lépp tàmbali nañ ko ci yoon yépp yemb na bu ñu sukkandikoo ci yooyu les chefs de centre waaye nag candidat yi ci seen i gët li nga xamante ne moom mooy épreuve yu philosophie fii daanaka yomboon na te nuñ ko mën a traité baax na am nañ ci yaakaar ca noonee nag bokk na ci rek lu xaw a ñuul ci mbir mi lu tolloog ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay candidat ñëwuñu def ci examen baccalauréat fële ca centre bu lycée Seydou Nourou Tall dañ ci ànd ak reportage bi ci ay leeral. examen baccalauréat mu tàmbali ci anam yu mucc ayib fële ca centre bu lycée Seydou Nourou Tall bu ñu sukkandikoo ci chef de centre bile nombre d'absences yi xaw nañu bari. bi ñu arrêté cours yàggul donc on n'a pas assez de problème pour ay réflexion de table comme on a l'habitude niñ koy defee bu at bi jeexee candidats yi ñëw nañ teel nañ ñëw ñi nga xam ne bii tamit ñooy surveiller salle de classe yi teel nañ ñëw macha allah teel nañ distribuer. Copie yi d'ailleurs le chargé des examens daf ko moom def la veille compter nombre par salle yëpp teg nga xam ne surveillant yi bi ñu ñëwee à 7h30 on doit ko 8h la ñu war a commencer à 7h30 distribuer nañ teg feuille yëpp feuille d'examen yi waaw am nañ ñeenti téeméeri candidat ak ñeent ñaar fukk ak juróom-benn ñoom ñoo teewul waaw li ñu gis nag dañu gis ne candidat yi jigéen ñi ñoo ci gën a bari. ndax bu ñu ñeenti téeméer yooyu ak ñeent bu ñu xoolee jigéen ñi ñoo ci nekk ñaar téeméer ak fanweer ak ñett góor ñi di téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn donc jigéen ñi daal moom gàcce ngaalaama. candidat bile gis ni sujet yi dañoo abordable moom sax sujet 2 la daal di choisir te ne moo ngi ko doon xaar. je pense que épreuve yi daal xaw na abordable na daal te niñ ko foogee woon je pense que. li ñu révisé daal la ñu jot a jox et je pense que ni def nañ li ñu war daal. personnellement sujet 2 bi laa jël nga xam ne philosophie la doon wax ak sa dimension critique et tout ça. boobu nga ci centre. waaw boobu laa ciy gën a kii parce que boobu laa gënoon révisé en fait et je m'attendais justement à ce que ñu jox ñu boobu et c'est fait. fii itam ci centre lycée Galandou Diouf épreuve yi mu mel ni yomboon na ci xale yi comme ni ko fësalee ñaari candidat yi lee. ren moom lu ñu jox. science la ñuy jox liberté ak ak philosophie mais philosophie si ba xam war nañ ko topp bu dee war nañ ko obéir bu dee dañuy philosophie ñun wala bu dee ñun dañuy jàng war nañ ko obéir wala man liberté laa seetaan parce que liberté surtout leçon bi ma jàng liberté moo si génn. léegi noo gisee examen fi mu toll nii bon. xalaat naa ne daal li ma def baax na mais ça dépendra du correcteur bu dee s'il a apprécié
mën na baax bu dee apprécier ko je peux aussi comprendre peut-être que j'ai fait des erreurs tout ça. sujet yi saful woon trop enfin mën nga ci génn bu fekkee jàng nga sa leçon ak suivre nga en classe et tout parce que lu ñu joxe yëpp thèmes ñi abordé nañ ko classe c'est des choses qu'on a appris ñu def ba pare quoi donc voilà c'était pas difficile. maa ngi choisir un bi parce que mooy porter ci liberté moom laa gën a mën moom. centre bi nag mu ngi am benn jury lu tolloog ci ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñetti candidat épreuve yi ñoo ngi ko doon tàmbale ca waxtu wa. pour le moment amuñu benn jafe-jafe élèves yi ñëw nañu à l'heure commence épreuve yi déroulé wu na à l'heure donc y a pas de problème voilà. nombre candidat yi ñu ngi am 393 candidats n'est-ce pas donc pour jury 1023 donc série L'1 série L2 série S2 193 candidats L'1 L2 100 candidats S2 99 candidats. fële ca centre bu lycée Seydou Nourou Tall wala sax ca centre lycée Galandou Diouf examen baccalauréat épreuve yi ñoo ngi ko tàmbali ci anam yu mucc ayib candidat yi le gis ni épreuve yi dañoo abordable li ci des rek mooy ñu souhaiter leen une bonne chance. ci baccalauréat boobu la ñuy desandi ba léegi ki nga xamante ne moom mooy directeur bu office du bac yëkkati ay kàddu ne rek lépp lu nga xamante ne matuwaay la jël nañ ko ngir rek examen bi daal di jaar ci yoon te boobu ba léegi nag amul benn incident bi nga xamante ne signalé nañ ko ci nag bile examen moom mi di Socé Diop wax ni rek lu tolloog ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari junni yu teg juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay candidat la ñu daal di am niki ren ji ci bac général bi te daanaka ci téeméer boo jël juróom fukk ak juróom yi ñoom ay jigéen lañu dañ koy teewlu ci ay leeral. bac général bi nombre candidat bi mu ngi nekk 147 673 maanaam téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak juróom-ñaar yu teg juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett waaw boo ko jëlee téeméer bu nekk juróom fukk yeeg juróom yu teg ay jigéen lañu mu ngi toll ci juróom-ñett fukki junni ak benn yu teg juróom-ñett téeméer ak fanweer ak juróom benn ñu góor ñi ñu ngi nekk juróom benn fukki junni ak juróom yu teg juróom-ñett téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar waaw bon li ñu gis daal moom mooy lépp ngi dox ci yoon ñi kenn ku ci nekk la nga war a def yaa ngi koy def donc gisuñu benn jafe-jafe boo xam ne bi mën na yàq kii bi examen bi. niki rétro flash bi niki tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm ci wàllum liggéey DRH lan mooy taxawaayam bokk na ci li nga xamante ne rek moom mooy cadre bi nga xamante ne liggéeykat yi dañ ci war a nekk lan mooy droit wala sax ak yelleefu liggéeykat yi li nga xamante ne nag moom mooy responsable bu recrutement ak gestion carrière bu cabinet conseil Fatoumata Samba moom la ñuy teewlu. en fait ñun ressources humaines moom mooy gérer payeur yeeg contrat yeeg ak relation bi ngay am ak institution sociale yi loolu tamit dafa nekk lenn loo xamante ni stratégie la parce que entreprise du nit li nga bëgg rek lañ lay fay la plupart du temps ressources humaines yi dañuy def en sorte pour que ñu am benn stratégie pour que ñëpp ñi fi nekk en général par rapport ak li ñu mën ak seen catégorie seen salaire yi xaw a tolloo wala li muy soree même su fekkee day sori du bëri te su soree nga mën a expliquer kenn ki lan moo tax kii salaire am ëpp sa bos loolu la ñuy woowee transparence dans les ressources humaines su fekkee da nga am grille salariale bu fixe ndax entreprise en fait comme ni ñu doon waxtaanee sànq du lenn loo xamante ni da ngay jël nit ñi ñu ñëw ci biir entreprise bi nga fay leen bàyyi leen ñu dem déjà ni ngay jëlee nit ñi dafa am noo leen di jëlee parce que yow il faut que sa entreprise nga xam yow li nga soxla pour mën a jël nit ñi et après soo leen jëlee ba ñu dugg ci biir entreprise bi il faut nga xam naka nga leen di gérer pour que ñoom seen nekkin baax ci biir entreprise bi nit ki ngay liggéey da nga war a xam say droit ak xam exactement en termes de droit de travail yow lan moo la war
lan nga am droit c'est que Sénégal liggéey bi bëriwul métier na métier boo xamante ni nit ñi dañuy ñëw rek ñoom suñu amee liggéey rek dañuy liggéey duñ toppatoo après seen droit lan la ñu am droit contrat et cetera mais am na ay institutions yu nekk fii Sénégal comme inspection du travail ak les ressources humaines en général yoo xamante ni mën nañ leen accompagner pour que ñu xam réellement en termes de droit en termes de contrat nit ko bépp nit buy liggéey ci entreprise dañ la war a déclarer da nga war a am contrat entreprise bi dafa la war a fayal say droits quel que soit contrat bi nga am y a différents types de contrats dafa la war a fayal fayal cotisation muy IPRES caisse de sécurité sociale di la fayal en fait assurance maladie couverture santé par rapport ak yow entreprise bi ngay liggéeyee su fekkee c'est important wala c'est obligatoire ou pas parce que en fait entreprise bi selon nombre de personnes bi fay liggéeyee couverture santé c'est obligatoire léegi il faut que nit ñi xam loolu pour mën a xam en termes de contrat yow lan mooy en fait tes droits réels en termes de contrat lan nga war a def am na ay contrat yoo xamante ni muy contrat intérim muy contrat CDD dafa am limite. mbokk yi ñu la ko wax ci bopp xibaar yi ci wàllu mbalit mi gannaaw bu ñu tabaskee ba noppi fii nag ci Ouest Foire daanaka ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbalit gi rawatina ci kuréel boobu di coordination buy xeex lépp lu jëm ci wàllu mbalit gi di UCG taxawaayam ñi nga xamante ne ñoo ci liggéey rafetoon na ba benn mbalit kenn gisu ko ci Ouest Foire lépp daal di set waaye tamit daal di taaru ca noonee ki nga xamante ne moom mooy ki leen jiite di rafetlu seen taxawaay di ne rek askan wi tamit war nañ ci indi seen wàll mooy rek ñu gën a respecter seen cadre de vie dañ ci teewlu ki nga xamante ne moom Boubacar Touré nekk technicien de surface. tabaski bi suñu CST bi daf ñu woo préparé ñu def benn briefing mu fexe ba xamal nañu tabaski bi d'habitude fii liggéey bi dafay bëri nañ leen xool nu ñuy organiser wu suñu biir jàppalante. ñi nga xam ne d'habitude ñoo dëkk Dakar ñu xool nu ñuy jàppalantee rek ba resté fi ñëw liggéey ci jour de tabaski bi biñ ñëwee liggéey nag mu teg ñu ci yoon wan ñu stratégie bi ñuy liggéeyee moom Amadou Mbengue ñu liggéey ko liggéey bu jaar yoon def ko liggéey bu mucc ayib Ouest Foire bi fii macha allah lépp li nga xam ne mbalit la jël nañ ko fi évacuer ko ci diggante bu gàtt. gis que ni da ngay ñëw liggéey nga def sa collecte normale dem tuuri am ñoo xam ni dañuy tayal a génn seen kër yi pour ñëw tuur. donc après ñun on est obligé suñu chef CST bi woowaat ñu ne ñu nañ ci jàpp ñëw defaat le tour encore defaat tour bi defaat beneen deuxième collecte yóbbuwaat dañuy bëgg a ñibbi sax mais dañuy téye c'est que ni jour tabaski liggéey ko yombul ndax mbalit bi day gën a salte gën a bëri gën a xeeñ mais on est obligé de le faire parce que suñu job la. xaat population Ouest Foire bi ñu gën a góorgóorlu te xam ne Ouest Foire bu njëkk ak Ouest Foire bi am na ute ku ko xool xam ni Ouest Foire bu njëkk ni mu meloon ak léegi am na différence donc population bi ñu ngi leen di ñaax encore di leen sensibiliser waat di leen wax ni nañ gën a bàyyi xel ci ni ñu mën a jàppale collecte bi dafa metti liggéeyu mbalit yombul kon donc ñoom aussi nañ bàyyi xel ci liggéey bi incha allah rabbi. mbokk yi seetaan Tawhid TV liñ leen andiloon ci xibaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu di leen jox daje ci yeneen jotaayu xibaar ci la chaîne de l'espoir la Tawhid TV.